bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokku téléspectateurs yi seetaan seen émission bii di jàngat ci l'islam fii ci seen chaîne bi ñu tuddee Naby TV 92 officiel ñu ngi leen di nuyu waat bu baax di leen ziyaar di dellu si waat ci seen jàngat tey ñu topp actualité bi kenn mënul waxtaanee lenn fii nu toll nii lu dul wàllu proposition de loi boobu ñu jëmee ci criminalisation bi maanaam pour ñu criminaliser ak ngóor jigéen fii ci réew mii di Sénégal yaakaar naa ne moo fees dell actualité bi mënoo xëy benn bés boo gisul journaux yi bind ci mbaa télévision yi wax ci wala rajo yi réseaux sociaux yi moom dama ko jëlale ba léegi moo fay nekk débat kon jaadu na ñu def ci ay jàngat ndax ni mu baree coow gàcce la nag ñu wax ni fii ci réew mi dañu bëgg ay daan dañu bëgg a yokk ay daan yu metti teg ko góor jigéen yi mu nekk débat def ñaari camp loolu gàcc gu rëy la ci réew mi réew moo xam ne dañu ne bu la neexoon nga wax ne 100% way gëm lañu wala 99,9% yépp way gëm lañu ñu yëkkati fa débat wu góor jigéen nañu ko sanctionné sanction yu metti mu def ñaari xaaj am ñu ne oui am ñu ne non dëgg la loolu nag mbaaxu àddina la mais gàcce la parce que bépp aji gëm dafa war a gëm ne yàlla dafa sanctionné góor jigéen munoo gëm yàlla ba pare wuuteeg moom ci ay atteem kon bu ñu demee ba ñoo xam ne dañuy tuddoo way gëm ñu yëkkati ne sanction nañ ko teg ci góor jigéen ñi yàlla sanctionné ba noppi am ñu ciy jeexi jaaxambaa ñu ciy am xel ñaar gàcce gu rëy la même bu dee ñu ngi ut ay raccourcis yu ñuy jaar pour jéem a naayisal ak jéem a bluff nit ñi ci seen position wane ne ànduñu ak góor jigéen ñi waaye nag duñu leen sanctionné loolu xel mënu ko nangu. léegi nag mbokk yi jàngat bi danañ ko lal ci ñaar benn dinañ ko lal ci proposition de loi bi ci boppam dinañ ko lal itam ci taxawaayu député yi ak benn yi tàmbalee génn mel ni lu jëfuur te nag ak a teel parce que mbir mi yeggagul fenn day door a dugg assemblée rek. proposition de loi bi dafa wax ne dafa bëgg ñu changer article 319 bi nekk ci code pénal bi nga xam ne ca la ñuy sanctionner acte contre nature article boobu presque sanctionné wul góor jigéen fii ci réew mi ñu gis fii ci réew mi Sénégal ay yoon ñu jàpp fi góor jigéen ñu bàyyi leen ñu demaat bi ñu laajtee lu tax ñu bàyyi leen dañu ne juge bi dafa wax ni gisul benn sanction bu leen ay loi teg fii ci réew mi parce que góor jigéen nga code pénal bi sanctionné wul góor jigéen amul benn peine bu mu teg ci kawam mais loolu nag nekk lu yéeme lu bett sénégalais yépp parce que li ñëpp jàpp dañ defe ne woon réew mi am na ay sanction ci ngóor jigéen loolu dinañ ci ñëw ci leeral. bon ñu continuer di dox ba yàgg ñu gis benn agenda bu dugg si jógee Occident jógee ca tugal agenda boo xam ne dafa ñëw di dooleel LGBT maanaam di wane ne léegi nag yamatuñ ci sax kenn du leen bundu xataal mais dañ leen a war a jox ay droit yi ñëpp am nañu ko am dañoo sañ di jiite dañoo sañ a nekk imam nañ ko defee ca France defee ko ca Amérique defee ko ca Angleterre góor jigéen ñi dañoo sañ a nekk imam dañoo sañ a nekk président dañoo sañ a nekk maire dañoo sañ a nekk lu nekk loolu am na fu ne ci àddina bi mais ñun fii Sénégal xamuñu loolu réew mu ne sañ na ko ñun fii ci su réew mi góor jigéen ku ko fi nekk munoo fi nekk responsable lu lenn duñ la sax may jabar ab góor jigéen waxuma ku efféminé waxuma ku say cër jigéene dama ne ab góor jigéen bu assumé ne góor jigéen la di sëy ak góor mbaa góor di sëy ak moom fii ci réew mii dañu lay discriminer mënul nekk parce que yow yaa génn ci nit ñi kon kenn génnewu la yow yaa génn ci nit ñi foog ñu bàyyi la fa nga nekk yow la yàlla bind def la nga nekk góor nga nekk fa kupp ne buggatoo nekk góor waaw bëgg ñu joxaat la cëru góor loolu
mënul nekk yow yaa exclure sa bopp ci nit ñi. góor jigéen kenn discriminé wu ko, dañ koo fekk si ci lim def, moom moo discriminé boppam. moom moo xool ba xam ne góor neexatu ko, jigéen neexatu ko, mu tagga témbe ne ci diggante bi, mais ñu bokk ko ci diggante bi. mënuñu ko boole ci góor ñi, mënuñu ko boole ci jigéen ñi parce que bugg ci bokk. c'est-à-dire kon moom lu mu ñàkk ci dëkk bi moo ko xañ boppam. léegi nag droit yooyu ñu bëgg a forcer suñuy état yi di leen ko jox, dañ koy jaarale ci ay loi. ci ngeen gisee ministère u genre ñu indi ko Sénégal, lu triste. ci ngeen gisee ci code de la presse bii ñu nekk, bii di daw nii nga xam ne ñu ngi koy waaj a voté nañ ko sax ba pare déjà. xëy na journaliste yu bëri jotaguñ seeni carte. bokk na ca la ñuy tere journaliste bi duut ko baaraam mooy ngóor jigéen, kon loolu xam ngeen ne agenda la. ak yeneen moo feeñ ci permis yi ñu dindi sexe dugal fa genre. lu tax ñu dindi sexe yooyu wax nañ ko fi ay yoon loolu bi ñu gisee ni lii agenda la, ànd sàmm jikko yi taxaw ne nañ wuti loi yu baaree affaire bi, lii buñ ko freiné wul du baax. daal di gisee ay quelques députés ñu def benn proposition de loi pour ñu teg ay sanctions yu metti ci góor jigéen. mais loolu waru nekk problème. man dégg naa ñoo xam ne ci nguur gi la ñu nekk, tàmbalee ci président bi ak ay député ak ay ministre des affaires étrangères moo mujjee génn barki démb ne Sénégal du mës a légaliser góor jigéen te d'accordu ci. waaw léegi comme nguur gi d'accordu ci, exécutif bi d'accordu ci, législatif bi d'accordu ci, sénégalais yi seen bopp d'accordu ñu ci, léegi lan moo dox suñu digganteeg ñu ut ay loi yu ko ñàkk. li nu d'accord ñun ñëpp mooy kenn buggul góor jigéen. waa léegi du ñu indi loi bu koy sanctionné. ay nit bu ñuy dund dañuy dund ci ay règle ak i loi moo leen di tënk. ku nekk xam sa àq ak foo mën a yem, ku nekk xam limite yi nga xam ne fii nga mën a yem. comme ñun ñëpp d'accord nañ ne ñoom nee nañu bugguñu góor jigéen, ñun bugguñu, waa léegi d'accord, léegi nañ ko sanctionné. ñu ne mukk du fi amee. su ko defee proposition de loi boobu nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na defar nañ ko ba pare, yóbbu nañ ko assemblée, gars yi déposé nañ ko ba pare. mën nañ ci lim député bu mel ni Mamadou Lamine Diallo, ku mel ni Moustapha Guirassy, ku mel ni Aline Souaré, ku mel ni Cheikh Bamba Dièye ak ñeneen ñi leen accompagner, presque mat nañu 13. mais li am solo cadre yooyu bu ñu leen di cité ñu yóbbaale ñëpp. déposé nañ ko, defal nañu leen décharge, wane ne loi bi dugg na. kon léegi li des mooy débat bi. fii may waxee ak yow nii assemblée ña nga cay débattre. yaakaar naa léegi ci kanam dinañu jot ci résultats yi incha allahu taala. léegi nag mu am ñu génn di ñaawlu proposition de loi buy criminaliser ngóor jigéen. mais loolu c'est catastrophique, c'est grave. donte nag ñoom ay nagu sarax lañu, maanaam ña war a wax dëgg waxaguñu, ña nga ca kaw te ñemewuñoo wax. léegi nag nagu sarax yooyu di génn, li metti mooy waruñu woon a nekk ay député. gis nañ ko mel ni ay meeru ñing, waaw, jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar, def communiqué, def sortie encore. gis nañ ko mel ni Djibril War def na sortie moom tamit, yàkkaat ci nit ñu lu mel ni xeme pour ñaawlu proposition de loi boo xam ne dafay sanctionner ngóor jigéen. mais c'est grave. un député lan mooy rôle am? même su fekkoon exécutif bi d'accordul ci loi bi, mais député bi loolu yoonam newu ci. parce que député bi dafa am ñett yu ko yóbbu assemblée. benn mooy représentant au peuple bi di fa voter ay loi. député loolu lay def ci assemblée ba, bu ñu indee loi yi mu xool ko, càmbar ko, voter ko. benn contrôler l'action du gouvernement. député di contrôler action yi gouvernement bi di teg, ndax mi ngi jaar yoon, ndax jaarul yoon. kii warul nekk complice. troisième bi mooy muy càmbar politique gu état bi yi mu tëral, di ko xool, di ko évaluer bokk, di évaluer politique publique bi. nga xam ne tey li askan wi waroon a ñëw taxaw di def lii ñuy def nii, di wër a ko xool criminalisation, di xool li yàq askan wi, député yi la waroon. ñoom ñooy évaluer politique publique bi, ñoom ñooy contrôler l'action du gouvernement, ñooy voter loi yi. yii ñett mooy rôle lu député ca assemblée ba.
luñ ci gis ne war nañ ko yeesalaat ñu def ay proposition de loi pour ñu tabax ko lii seen walla la woon. député boobu bu albatikoo ñëw di xas askan woo xam ne dafa ñëw di ko defal lam waroon a def te defu ko mu dig ko fàttalil député yooyu amuñu gàcce moo tax mu tuddee leen ay nagu sarax ñoom la ñu njëkk a jiital ne leen dem leen génn ñu xool ba xam nan la affaire bi demee ñoom ay ballon de sonde lañu. malheureusement dañ leen a war a mise en jour xamuñu sax li xew nee nañu assemblée bi sanctionné na nee nañu code pénal bi sanctionné na ngóor jigéen ba pare même ki ma gën a bett mooy Abdoulaye Makhtar Diop moom tamit député la ci nagu sarax yi la bokk wax na ne moom itam loi bi amul njëriñ parce que fii code pénal bi fi nekk dafa condamné góor jigéen ba pare acte contre nature nga xam ne Abdoulaye Makhtar Diop dañ ko war a mise en jour ñoom ay député lañu jiite réew mi mais réew mi sax ñoru leen minimum yow réew mi di la fay 1 million et quelque maanaam 1 million 300 000 minimum chaque fin du mois ak nit dëkk bi méttee wutal la 4 30 millions ñii ba 50 millions jox la indemnité de logement jox la crédit jox la carburant resal la lu bare ci sa dund nga war a toog rek di saytu xamatoo sax yow loi yi tënk réew mi fan la toll. un député bu toll ni Abdoulaye Makhtar Diop bu toll ni Djibril War ñu toog di wax ne article 319 sanctionné na ngóor jigéen fii ci réew mi ñaar rekk a mën a nekk benn dañ leen a war a mise en jour parce que xëy na dañu topp milliards yi ba xamatuñu sax li xew jotuñu liir xamatuñu ni dëkk bi di doxe wa illaa xam nañu ko dañu naafeq article 319 alinéa 3 dafa sanctionné acte contre nature léegi ñoom ñi ngi ci acte contre nature boobu nee nañu mooy góor jigéen mais c'est grave acte contre nature moom la article 319 condamné mais acte contre nature góor jigéen bokk ci acte contre nature ci ñun góor jigéen ci la bokk mais ci OMS ca Nations Unies góor jigéen bokkatul ci acte contre nature moo tax loi bi ñu war ko mise en jour gis nga 1966 la ñu voté woon loi bi article 319 1966 la ñu ko voté woon boobu homosexualité ci acte contre nature la bokk ndax dañu waxoon ni lii du ak nite góor guy sëy ak góor loolu acte contre nature la feebar la nit ku koy def du nit ku nite ndax lu nitoo di ku lay def ñu classé ngóor jigéen ci acte contre nature mais kon loi 319 boobu dafa condamné ngóor jigéen àddina di dox ñu ñëw ba 17 mai 1990 OMS retiré homosexualité ci feebar yi wane ne nekkatul acte contre nature lii Ablaye Makhtar Diop yëgu ko moo tax dañ ko war a mise en jour loolu Djibril War yëgu ko loolu Aymérou Gningue yëgu ko loolu Aly Ngouille Ndiaye yëgu ko dama ragal ne dañ leen a war a mise en jour ñooy nagu sarax yi génn te xamuñu sax ni vitesse bi àddina bi daw jéggi na fa ñu nekk ñoom ñi ngi 1966 te vers 1990 laa wax de 17 mai OMS retiré na ak ngóor jigéen na bokkatul ci feebar yi maanaam nekkatul acte contre nature kon léegi luwaawu 319 mënatul condamner góor jigéen parce que léegi rocc nañ ko ci acte contre nature yi depuis 1990 malheureusement du ñu xool sax code pénal bi ñoom àddina di dox looloo tax nga gis juge yi fi nekk mënuñu sanctionner benn góor jigéen parce que article 319 acte contre nature la visé te nekk homosexuel nekkatul acte contre nature moo tax ñu jàpp fi ay góor jigéen fii ci Mbaaw
mais bi ñu ñëwee juge bi bàyyi leen ñu dem ñu jàppaat ay góor jigéen fële ca Kaolack jouru gàmm juge bi bàyyi leen ñu dem ñu jàppaat ay góor jigéen fii ci grande mosquée 2020 bii nu génn 2021 bii nu génn juge bi bàyyiwaat leen ñu dem ndax homosexualité nekkatul acte contre nature ci gisiinu OMS ci gisiinu Nations Unies acte contre nature génn nañ ci ngóor jigéen dem leen yëriwaat code pénal bi dem leen jàngi waat nagu sarax yi te ngeen sóoraale seen njabootu ëllëg sóoraale seeni bàmmeel mu am lu gën a garaaw loolu te toujours Cheikh Babacar Mbuub di ko fàttali bi ñu newee ba 2011 ñu ne waaw comme léegi homosexuels yi rocci nañ leen ci acte contre nature léegi nekkatul acte contre nature choix la ku mu neex nga nekk góor jigéen mais dañoo war a ami droit kon parce que nit ñi dañ leen a boddi nit ñi dañ leen a xamal ne yéen bokku leen ci société bi parce que li ngeen di jëfandikoo dafa nitoo diku maanaam du lu nite mais comme léegi boole nañ leen ci nit ñi nag léegi homosexuel du acte contre nature léegi nañu leen utal ay droit loolu mooy nouveau droit yi ngay dégg les droits nouveaux depuis 2011 le 15 juin 2011 la ñu ko voté ñu def benn résolution ca Nations Unies ñu accordé léegi nag ay droits nouveaux yoo xam ne homosexuels yi dañ leen koy utal ñu ami sañ-sañ yi ñépp am lii am na depuis 15 juin 2011 moo tax am na artistes yoo xam ne del seetlu lii ma lay wax bu moyee fin d'année bii mois de juin rek la ñuy tëggiwaat gis nga mois de juin mois de juillet bàyyi leen ko xel mooy période gay pride waaw gay pride mooy gàmmu góor jigéen ñi heure boobu dee leen seetlu artistes yi ci la seen soirée yi di ñëw ci la leen di góor jigéen yi di financer parce que ci lañ leen utal ay nouveau droit ma fàttali ne nouveau droit yooyu looloo waral 2016 bi ñu defee référendum fii ci Sénégal ñu dugal ci les nouveaux droits ñi xamoon li xew ñépp ci àddina bi ne attention les droits nouveaux yi ñu gisoon depuis 2011 ca Nations Unies ñu nangul ko góor jigéen ñi ñu ñëw 2016 Sénégal def référendum dugal les nouveaux droits attention est-ce que lii du affaire góor jigéen fekk moom la loo ci gis bi élection yi passé remaniement bi mu amee ñu tëgg gouvernement bu bees créer ministère genre rocci sexe dugal genre ma ne benn xam nañu ko dañu saay-saay wa illaa xamuñu ko dañu war a dem ñu mise en jour leen ñu xam seen bopp sauver leen seen bopp qu anfusakum wa ahlikum naaran xettali leen seen bopp ak seeni njaboot mbon gii di ñëw bu ngeen ko bëggee duggee bàmmeel wallahi di ngeen am lu leen metti te yéen a ngi bàyyil seeni njaboot aw xas xam leen seen bopp kon lii moo waral ànd sàmm jikko yi jóg ne loi bi nañ ko mise en jour parce que article 319 alinéa 3 condamneetul homosexualité acte contre nature la condamné te acte contre nature OMS rocci na ko homosexualité OMS rocci na ko ci acte contre nature yi bokkatu ci kon loi bi góor jigéen rëcc na ko looloo tax ñu ne modifier article 319 pour tudd homosexualité exclusivement lesbianisme LGBT daal agenda bi yépp ñu dugal ko ci biir bisexuel transsexuel nécrophilie zoophilie yépp ñu dugal leen ci biir ñu tudd leen exclusivement nga xam ne léegi dootuñu rëccati loi bi képp na leen parce que loi bi da leen a képpoon depuis 1966 ñu ñëw ba 1990 ñu tëb dañ leen a war a capté waat ñu dugalaat leen ci biir bu dee côté Almed Niass nag moom yooyu moom bàyyi naa ko professeur Cheikh Oumar Diagne macha allah fa tabaarakallah def na ci sortie bu rëy boo xam ne yàlla nañu ko yàlla fayal ndax nag wolof moo ne ku am kuddu doo lakk te professeur Cheikh Oumar Diagne moom am naa yaakaar ne
bu dee nit mën nañ ko dégloo ci xam-xam ak éloquent ak fit yàlla defal na ko moo tax waxal na ñépp nañ ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam nañ ko ñaanal yàlla yàlla aar ko même bu dee am na ñuy contester professeur am sax naan du professeur amul bac ma ne ko yow looy doyee professeur moom mën na jàngal professeur yi niveau bi muy waxee bu ko professeur yépp amoon àddina bi weesu na fii man li ma gëm mooy su ma amoon baat bu ëpp professeur dinaa ko tuddee waaw man su ma amoon baat bu ëpp professeur dinaa ko tuddee Cheikh Oumar Diagne ndax niveau bi muy waxee kooku loolu du niveau professeur abadan mukk ci àddina waaw yal na ko yàlla sàmm mais li mu ci wax doyloo nañu ko vraiment nit ku nekk nag loo bëgg a wax am ku la ko waxal te waxin wa mët ba mel ni yow boo ko doon wax sax mënoo ko waxee noonu sant yàlla rek ngay def kon mbokk yi loolu mooy jàngat bi ñu bëggoon a def ci projet de loi bi wala proposition de loi bi nga xam ni dugal nañ ko assemblée Sénégal amul loi bu condamné góor jigéen amul loi bu sanctionné góor jigéen loolu rek mooy coow li léegi loi bi dem na assemblée député bu bëgg voteel ku bëggul bàyyil sa affaire la jarul coow mais na dugg rek ñu xam ñan ñoo ànd ak góor jigéen ñi ak ñu àndul ak ñoom mais loolu amul problème kenn waxul voté leen ko par la force mais ñun dañoo am sañ-sañu laaj leen ne menace bii di ñëw ci ñun te yéen la ñu nattoo ngeen wuutuñu di voté loi yi ñi ngi leen koy dénk na ngeen ko voté su ngeen ko deful ànd góor jigéen yi mais allez dem leen bu leen neexee bu leen sanctionné benn góor jigéen ñu xam ne ay pro gay ngeen ñu xam ne ay pro gay ngeen su ëllëgee askan wi tànn député yu baax ñu ko mën a wuutu ca barab ba di ko voteel ay loi yu méngoog ngëm-ngëmam ay loi yu méngoog jikkoom ay loi yu méngoog culture am insha allahu taala loolu jàngat boobu donc lañ ci doon def yeneen yi ci des yëpp nag ay ruube la du jar ñu di ci sori ñaan yàlla rek mu defal ñu bëccëgu jàmm jaajëfal suñu technicien bi Mor Diallo jox leen dig daje semaine bii di ñëw ci beneen numéro incha allah ndax dinañ yeggale fii ñu toll ci proposition de loi bi jox leen ci dig daje semaine bii di ñëw salaamualeykum wa rahmatullah